li fi gën a fës ci wàllu xibaar njàkkare démb ca kaso ba nekk ca Ziguinchor ñaari prisonnier ne ñoom la ñu njortu ne dañoo amee feebaru coronavirus tax ba ñu génne leen ci kaso bi dem ber leen ci hôpital bu Ziguinchor dinañ ci gën a dégg ay leeral waa Y'en a marre ak syndicat yi di sàkku ci njiitu réew mi mu jàppale liggéeykat yi nga xam ne jafe-jafe transport dëgg la ñu am bu ñuy xëy ak bu ñuy wàcc ci jamonoy état d'urgence ak couvre-feu bi ñu toll waa Y'en a marre doole ci ne gouvernement bi na fexe fay facture courant ak ndox yi nga xam ne moom la kër yi waroon a fay ci ñetti weer yi ñuy dëkkmal ngir gën a jàppale askan wi nekk ci njàkkare ndax feebaru coronavirus ba léegi ci xeex feebaru coronavirus ak lu koy jëlee ci réew mi nit ñi gën ko moytandiku tax na fu ne ci biir réew mi tam ku ci nekk yaa ngay def say pexe tàmbale ko ci mairie yi ak yeneen i kuréel yoo xam ne tam ñu ngi yëngatu ci wàllu googe dinañ ci indi ay leeral ci biir xibaar yi ay xibaaru tàggat yaram tap ak Pape Mante Mboup ci kanam tuuti gaynde yu Sénégal équipe nationale bu football teg téeméeri million ci table bi ngir tam jàppale ko nguur gi jàppale ko seeni askan ngir lépp nag xeex feebaru coronavirus Daouda Djiba ci xarala bi si moo fay di leen faram-fàcceel xibaar yi bi si mën a dalee nag jàmm. salaamaaleykum ñu di leen di nuyu di leen dalal jàmm ñaari ñu caabi féete ginnaaw ca kaso bu Ziguinchor ñoom la ñu njortu ne dañoo amee feebaru coronavirus yëf yi démb ci ngoon la woon tax nag ba ñu génne leen ci kaso bi kenn ca ñoom nag moom ab étranger la maanaam dëkk wu fii ñu jàppee ko nag mbirum trafic de drogue diggante réew ak réew génne nañ leen seeni cellule yeggee leen hôpital régional bu Ziguinchor ber leen foofee di leen toppatoo xaarande nag ndax yëf yi dina doon dëggam wala du déet li leer ba leer daal mooy démb njàkkare amoon na dëgg ci kaso bu Ziguinchor ay leeral ak Abdourahmane Diallo. ab tiitangi bu rëy la ñu nemmeeku ci ñi nga xamante ne ñoo di prisonniers yu nekk ca maison d'arrêt et de correction bu Ziguinchor li waral li ni mel mooy benn narcotrafiquant te baweeku ca Italie ak benn bayfa la ñu njort ni amee nañu feebar bi di coronavirus ñoom ñaar ñooñi jënnee nañu leen ci seen cellule de prison daal di leen ber yóbbu leen ca l'hôpital régional de Ziguinchor fi nga xamante ne ñu ngi leen di mettre en quarantaine jamono ji nag mën nañu jàpp ne région bu Ziguinchor mu ngi tollu ci ñetti cas yu positif ci coronavirus ak yeneen téeméer ak ñaar fukk ci ay nit yi nga xamante ne mettre nañu leen en quarantaine ci ñetti département yu nekk ci région bi bu ñu sukkandiku ci ki nga xamante ne moo di Ansoumana Diatta nekk membre bu comité de lutte contre le coronavirus te Ziguinchor état de santé bu ñu nga xamante ne ñoo tëdd ci l'hôpital régional mu ngi amélioré wu bu baax a baax ci boobule jamono autorité administrative yi ñoom di gën di dëgëral xeex bi ak it mesure de prévention bi ajuma ji 15 heures bu mu jotee amul benn woto bu génn wala bu dugg ca biir commune bu Ziguinchor ay chauffeur yu bëri yeboon ay clients te doon dem ca département Bignona bu ñu yeggee ca pont Émile Badiane foofu la ñu leen arrêté daal di leen delloosi ñu jàpp ne sa chauffeur si ñu bëri si ñoom dugal nañu seeni loxo ngir gunge nguuru Sénégal ci wàllum xeexu coronavirus li koy firndeel mooy gare routière bu Bignona kit bu Ziguinchor daan nañu leen tëj ràpp depuis alarba bi ñu génn Abdourahmane Diallo doon jokkoo ak yéen ca Ziguinchor ngir Zik FM. Abdourahmane ñu fàttali ne démb xayma nañu fukki nit ak ñeent ñu ko amee bees kon mboole seen ci sunu biir réew bi fi feebar bi tàmbalee feeñ ba léegi téeméeri nit ak fukk ak juróom-ñeent ñoom ñoo ko amee fukk ak benn ya faj nañ leen ba ñu wér mu les léegi ci loxoy kër docteur téeméeri nit ak juróom-ñett ñu ngi wéy di leen faj waaye tam teewul ñu wax ne chef bu service des maladies infectieuses bu hôpital bu Fann fii ci Ndakaaru wax na njàkkareem professeur Moussa Seydi ne faaw askan wi gëm ne lii feebar dëggantaan la te ku ci nekk tam jël say matuwaay ba mu mët sëkk ndax ñu fexe rek ba kaa yi nga xam ne moom la ñu amagum mu bañ a sore gum ci jamono ji ndax nag bu weesoo ni dina doon jafe-jafe lool ci sunu biir réew la mu cay joxe ni ki firnde moom moo di réew yi nga xam ne gëmuñu woon mbir mi wala boog teelu ñoo fagaru tey ji ñu nga ca njàkkare xamatuñu nu ñuy def chef bu service des maladies infectieuses et tropicales bu Fann yëkkatee kàddu yooyu ci télévision nationale sunu natango yu agence de presse sénégalaise yeggee ñu ko 7h 8h kon jot ba tegal ñetti simili. Y'en a marre ci kanamu président de la république yeggee jafe-jafe yi nga xam ne askan wi moom lay dund ngir dem liggéeyi ngir tam bu ñu wàccee couvre-feu bi bañ leen a fekk ci yoon wi muy ay daal lu ñuy sàkku di ay mesures ngir dem beeg dikk bi gën a yomb ci sénégalais yi rawatina ci jamono ji nga xam ne ci la ñu toll responsable mouvement bi démb président de la république dalal na leen ca palais ba lépp nag bokk ci audience politique ak citoyen yi nga xam ne Macky Sall fan yëpp fa mu ngi koy amal waa Y'en a marre tam sàkku nañu ci
gouvernement bi mu gàddu facture ndox ak yu courant yu weer yi di ñëw lépp nag ngir fexe kër yi mën a féex ci jamono ji nga xam ne crise économique moo am ginnaaw crise sanitaire bi nga xam ne moom la ñu nekkee ndax Covid 19 ñu déglu ci leeralu Cyril Omar Touré ñu gën ko xam ci caat bokk ci mouvement Y'en a marre. xamal nañ ko ne mesures yi yombul parce que peut-être génération bi ñu nekk xamuñu lan mooy couvre-feu musuñ koo dund en tout cas ci histoire moo tax du yomb ñu xamal ko ne ko ni boo gisee yu bëri am transport bi moo nekkoon jafe-jafe yi mu wax ñu ne dinañ faj mbirum transport bi ak Dakar Dem Dikk dem nañ ci sax ba ne ko soo mënee xool denrées de première nécessité yu jëm ci meew ceeb suukar diwlin nu ko état mën a wàññee ci weer yi ñu jëm pour yombalal Sénégalais yi ay it facture ndox ak facture courant moom fexeel ba Sénégalais yi buñ ko fay ci mois yi di ñëw ci 3 mois yi bu ko benn Sénégalais fay ndax loolu mooy tax soo jàppalee entreprise yi ñi nga xam ne seen entreprise informelle la ñiy yëngu ci ay salon de coiffure ñiy yëngu ci guddi ñi nga xam ne seen liggéey dëbbal la ay góorgóorlu la ñooñu seen entreprise xëy na répertorié wuñ leen waaye boo leen teggilee coonoy facture wàññil leen dund gi ñu war a mën a jënd pour seen njaboot su boobaa ñoom duñu yëg jafe-jafe yi. ci mbirum transport bi tam syndicat yi wax nañ ci ak njiitu réew mi leen dalal nag démb kuréel yu bëri ñu ngi woon palais ay seeni kon leader ñoom nag wax nañu président de la république lii seen njàkkare ci jamono ji ci dem beeg dikk bi mën a may liggéeykat itam ñu mën a dem dóori waar rawatina ñi nga xam ne seen entreprise bopp la ñu yor waaye tam syndicat yi wax nañu ne faaw ñu fexe ba salaire yu weer yii di ñëw ñu mën di ko fay ndax donte jafe-jafe am na yenn këru liggéeyukaay yi amaana toogloo nañu seeni ay nit waaye tam nañu fexe ba salaire yi ñu di ko fay moo di Giro jiite CNTS yoroon na kàddu bés bi ñu déglu ko. këru liggéeykaay yi dafa nekk concentration liggéeykat këru liggéeykaay yu bëri dañ naan seen liggéeykat nañ toog seen kër wala dañu wàññi ñiy liggéey te ñooñu di léegi dañ naan toujours bu ngeen toogee seen kër duñ leen fay wala su ngeen toogee dañu xaaj dañ leen di fay il faut que chef d'entreprise yi ànd ak xel ak dal ba nga xam ne liggéeykat yi fi ñu tollu tende dafa teel pour ñu dañuy dagg seen salaire kon salaire yooyu dañu bëgg ñu fay leen ko weer yi di ñëw après la nga xam ne ni moom lañ leen di jàppale di leen dimbali je pense dañ am solution waxtaan ba xam nan lañ koy compenser waaye nit koo xam ne di am na dal ci nit ñi kenn xalaatu ko mu yegg si nga ne toog leen seen dañ couper seen salaire waaye yàlla baax na ba ñuy wax président bi fekk na moom xalaat bu pres jiitu na ci buñ gaawantu di def ay chômage technique di yóbbu nit mais buñ leen yóbbu nañ leen fay seen salaire. ñeneen ñoo xam ne président de la république dalal na leen naka démb muy waa secteur privé rawatina njaatige yi nga xam ne daanaka liggéeykat yu bëri ñoom ñoo leen di fay ci biir réew mi ñoom nag taxaw nañu ci jàppale kilifa yi ci xeex feebaru coronavirus mu jóge fii waaye itam taxaw nañu ci dimbali ko ci wàllu koppar nee ñu sax li nga xam ne jot nañ ko teg ci table bi ba noppi dinañ ko yokk ndax du doomu sénégalais rek ñoo fi am entreprise am na leneen lu ñuy séntu ci ñeneen ñoo xam ne ay doomu bitim réew lañu te ñu fi amee teraanga ndax ay marché yoo xam ne am nañ ko marché yu dëgër dem na sax ba tam waxtaane nañu ne kàddu yi ñu ne Macky Sall moo ñaawlu li secteur privé bi teg ci table bi ndax xeeb ko ne loolu yëpp dara amu ci bu ñu sukkandikoo ci bay di añ mi jiite CNP di conseil national du patronat. mu wax ñi d'abord vraiment que taxawaay secteur privé li mu si gis depuis bi mu amee ba léegi mu koy rafetlu mu xam ne ni ñoo ngi mobiliser ñoo ngi wax ay milliards rek def nañ fi l'autre jour lii si génn waxuma loolu rek lii si nit ñi di teg fi mu nekk moo ngi bëri si mais dañ koy continuer mu rafetlu si loolu li ñu mën jàpp daal mooy dafa mel ni am na bégte trop si secteur privé sénégalais bi ni ñu taxawee ni ñu mobiliser wax na ko waxaat ko xam nga Sénégal moom wax bi dafay bëri parfois dina président bi kat dafa ne kontaanul si lii ak lële leeral nañu koy wax na ni mu kontaanee si ñun mais am na ñoo xam ne ñenn loolu dafay am yaakaar bi ñu war a taxaw ak ñoom ni ñu war a taxawee taxawuñ ko te waxul ak si benn sénégalais loolu it ñu nit ñu ànd si parce que soo nekkee si dëkk nekk nitu bitim réew di fi liggéey lu mel ni dal si Sénégal te yow nga am si ay marché yu dëgër sa taxawaay aussi war nañ ko gis loolu rek la. ñu jeexale pàcc bi ak convention des jeunes reporters yu Sénégal di yëngatu ci wàllu tasum xibaar ñoom tam ne dinañu indi seen i wàll ci xeex gi ñuy xeex feebaru coronavirus mu bañ a law fii ci sunu biir réew jeune reporter ne pare nañu ngir teg table engagé wu na daal joxe nañu seen i kàddu ngir joxe lu tollook million ci sunuy koppar jagleel ko ministère de la santé et de l'action sociale te loolee ci lu yàggul dinañ ko fexe yeggee ministère des finances et du budget mi dajale ci jamono ji koppar gi lépp nag tukkee ci ab communiqué bu convention des jeunes reporters yu Sénégal.
xeex feebaru coronavirus mu bañ a law te jóge fi maire bu Hann Bel-Air tam taxaw na ngir jàppale askanam 20 millions ak ñett la génne ci gafakam ngir jëndee ko ay produits d'hygiène ak tam dund goo xam ne mën nañ ko jagleel taalibe yi maire bu commune bi tam di sàkku ci askan wi ñu bañ a xeeb li fi nekk ci feebaru coronavirus nañ ko xeex ndax mooy njëriñu ñëpp waaye tam nañu taxaw ci li kilifa yi rawatina waa kër docteur Digle Babacar Mbeng waxtaan ci ak Younous Sabalde. dafa am loo xamante ne il faut que nag ñu continuer di post teg ay jéego tey lii la mbir mi laaj moo tax ñu jënd lépp lu jëm ci li nga xam ne mooy détergent eau de javel gel hydroalcoolisé pour que ñu tas ko ci dëkk bi ànd ci nag ak ñi nga xam ne ñooñu ñooy suñu relais sur le terrain ñun mairie loolu nañu mën pour jàppale le ministère de la santé parce que dañoo nekk ci affaire boo xamante ne autorité sanitaire yi ñoom ñoo koy gérer directement ci jamono couvre-feu bi li ma ci mën a wax mooy comportement bi nga xam ne moom la doomu réew mi war a am tey képp koo xamante ne da nga toog ñu ne la feebar bi nii nañ koy xeexee dafa am benn protocole bu ñuy topp benn par benn mais bi nga xam ne moom lañ njëkk a digle mooy nañuy éviter contact bi nga xam ne ñi ngi koy am beneen bi aussi mooy ñi ngi demander à ce que nit ñi nañu toog seen kër couvre-feu nag mesure forte la beneen bi aussi ñu bàyyi xel que doomu sénégalais yu bare am na loo xamante ne laal na leen te loolu nag mun naa ne jombul kenn moo tax dañuy manifester d'abord suñu solidarité. ca Tëngéej moom mairie de ville ba tamit def na lu ni mel jagleel ko daara yi jagleel ko tam njaboot yi nga xam ne seeni loxo jotul seeni ginnaaw mboole seen 20 millions la ñu yëkkati jagleel ko nag ay produits d'hygiène yeneen téeméeri jagleel ko tam téeméeri daara yoo xam ne ñu nga ca dëkk ba yeneen téeméeri millions ñu jagleel ko njaboot yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw li yëpp nag tënku ci pexe yi nga xam ne bànqaas ba ñu teg ngir xeex feebaru coronavirus ba ca biir dëkk ba département ba ak ville ba ñoom ñoo ko taxawal te li yëpp nag am ci jafe-jafe jamono ja nga xam ne ñëpp xam nañu ne ville de Rufisque am nañu jafe-jafe ci wàllu koppar Cheikh Ahmed Tidiane Seck. téeméeri daara yi nekk ci Tëngéej daañu jot ci ay ndimbal ngir nag seen kaaraange ci wàllu dund ba taaliba yi duñu génn dem yalwaani mairie Tëngéej jagleel leen 20 millions ci suñu koppar dolli ci sax téeméeri millions ci li soxal xeex jàngoro Covid-19 Daouda Karaya yor kàddug maire bi. bi ñu xaymee daara yi jàpp nañ ne Tëngéej am na 90 daara suukar si ak diwlin yi ak ceeb bi ñooñu nañ ko jagleel 37 millions daara yi ak ñi tuddee les personnes vulnérables. ñi amee laago ak ñi seen loxo jotul gannaaw ñoom it daanu jot ci ndimbal yi Ali Bokar Dia jiite section Tëngéej bu fédération nationale des associations de handicapés. lii en tout cas war na bépp maire tey bu nekk ci Sénégal parce que handicapés ci gox yi la ñu nekk war nañ leen a bàyyi xel bu baax a baax. jëf yu ni mel nag amee ci jamono yu mairie bi di xuus ci jafe-jafe koppar kaka xamle di Albendooy maire bu Rufisque Est waxal ci kàddu ko kuréel gi lëkkale maire yu Tëngéej yi. texte bu xaw a jafe la ko defee parce que xam nañ ne problème mu sel bi nga xam ne moo tënk li nga xam ne mooy yenn ville yi ville de Rufisque daf ci am tolof bu am solo parce que bu ñuy wax mooy manque à gagner bu presque 1 milliard et quelque moom la ci am mais terewul lépp lu soxla askan wi soxla dañ ciy jóg taxaw ci. cellule crise contre le Covid-19 du kuréel gi mairie ville taxawal muy wéyee nag ci njiitalu docteur Mactar Cissé di conseil spécial bu maire Tëngéej Cheikh Ahmed Tidiane Seck Tëngéej Zik FM. Cheikh Ahmed ca Somone ca Mbour foofee tam lu ni mel la ñu fa nemmeeku commune ba jël na dogal désinfecté marché ba poste de santé ba quai de pêche ba waaye fekk na tam mairie ba jiitoon na ko ci lu ni mel def ci tam lu am solo ca diwaanu Mbour rawatina ba mu jaglelee ay matériel de protection ak yeneen yu ni mel waa service d'hygiène ca Somone ca Mbour Pape Dieye. rey doomu jàngoro ji ci barab yi nga xamee ni ay nit ñu bari dañ fay dem loolu bokk na ci li tax ba jàngoro ji di law loolu la ñu jiite bopp moom du sawal xam ba tax ñu woowaa service d'hygiène pour ñu defal leen loolu Adja Diaw moom moo jiite brigade d'hygiène départementale bu Mbour. nga raxasu ak ndox ak saabu nga fexe booy tisoli nga tisoli si sa paxu conc nga yor mouchoir à jeter di ko ñendoo di ko def ci poubelle bu réglementaire yooyu ay mesures de prévention individuelle la mais lu mel ni désinfection donc yooyu c'est des mesures de prévention secondaires moo xam ne c'est extrêmement important et ça day jël en compte aspect ñun ñëpp looloo waral tey maire bi convié ñu ci ñu ñëw jàppale ko si. lii nag dafa ñëw fekk si li nga xamee ni moom la bopp moomel gi defoon ci jàppale poste de santé bi ak service d'hygiène bi pour yombal leen seen liggéey Bougar Sadji mooy maire ba. service d'hygiène poste de santé yi ku ci nekk ka fa nekk responsable moom moo ñu defal listam ñu livrer ko loolu bañ ko defee ak léegi ëpp na fukki fan. tey
ñu ñëwaat wàcc ci terrain bi pour pulvériser le dispensaire marché central bi ak port de pêche. gaawaay bii nga xam ne nag moom la ñu wane nag ci ndimbal lii ñu leen indil infirmier chef de poste bu Somone rafetlu na ko Papa Ala Ndiaye. maire Somone monsieur Boucar Sarr gis nañu taxawaayam ak gaawaayam vraiment ci ànd ak ñun ci xeexu feebar bi. Pape Dieye Somone Zik FM. Pape Dieye ñu lay gërëm di la sant ba léegi itam des ca wàllu Mbour ak brigade départementale bu Mbour bi nga xam ne dina désinfecté wala boog day désinfecté marché central ba quai de pêche bu Mbour ñaari yoon ci biir semaine bi fàttali ne tam préfet jël na dogal ne day ubbi marché yu Mbour muy marché bu Mbour ak quai de pêche ba ñetti fan dong ci biir semaine bi muy altine talaata ak àjjuma bés ya ca des nag dañuy nettoyer marché yi waaye tam fexe ñu désinfecté ko lépp nag bokk ci gàntal pexe coronavirus fii ci sunu biir réew ca Ndar tamit kilifay mairie ba ak acteur communautaire mboolem ña nga xam ne ñoo fa ne ñooy xàccandoo dóorandoo ngir tam dek fante kook feebaru coronavirus bi ci biir département bi gis nañu ci terrain bi ay ndaw yu jóge ci mouvement associatif ay éclaireur ay scout ay responsable conseil communal de la jeunesse ak ñeneen di dugg ci biir askan wi di leen ñaax ngir comportement yi gën ci jamono ji ngir wàllu cet ak yeneen yu ni mel lépp nag ci moytandiku feebaru coronavirus bi ñu koy amee ca Ndar Babacar Niang. fii ci Ndar mel na ni nag jamono ji taxawaay bi yëpp benn la ñëpp a ngi àndandoo bokk ci xeex bi ñu amal jëmal ko ci Covid-19 muy acteur communautaire ni mouvement associatif muy société civile ñoom ñëpp nag ñu ngi wàcc ci terrain bi di yee askan wi nag ci taxawaay bi nga xam moom la ñu war a am. nekk sur réseaux sociaux yi nekk ci koñ yi nekk ci Marseille nekk ci bus yeeg car rapide yi nekk tamit ci gox yeeg goxaat yi ak fépp foo xam ne rek war na ak ci daara yi nga xam ne tey jii nii besoin la boo xam ne moo ngi fi ngir ñu mën a xam ngir ñu mën a moytu ngir ñu mën a wattu ak ngir tamit ñu mën a aar seen bopp ba li nga xam ne mooy jàngoro ji fi nekk nii ku si nekk war ci mën a mucc. maire dëkk bi di ko rafetlu waaye tamit ki nga xam ne mooy maire commune bu Ndiabène Gandiol. donc fu mu nekk dañuy war disposition yoo xam ni daara yëpp dañuy war a tëj comme ni ñu tëjee l'école yi dañ leen war a tëj. sensibiliser nañu nag le sëriñ daara bi ñu gis bi ne ko lii nga xam ni moom moo am ni nekkul lu baax nekkul lu wóor. am na ñoo xam ne dañuy lakkatu di ñëw ci gaal yi nañu fexe képp koo xam ne kii gis nañu te nga xam ne Europe nga jógee amul népp parce que lii dafa nekk loo xam ne ni combat la boo xam ne bi ñëpp ñoo koy amené combat la boo xam ne bi ñëpp a ci war a jàpp ñëpp a ci war a takk. mu toll nii li ñuy nemmeeku rek mooy xol yëpp booloo nañu waaye tamit xel yëpp ànd nañu lëkkaloo ci xeex bi ngir rek mën a taxaw temme nag faagaagal feebar bu bon bii nga xam ne jamono yi mu ngi lëmbe àdduna fii ci Ndar Babacar Niang pour Zik FM. xibaaru bitim réew. benn pàcc dong lay doon ca Mali campagne électorale ba jeex nag démb ci àjjuma ji démb ci ngoon campagne électorale ngir élection législative yu ñu fa war a amal suba ci dimanche ji waaye nag ñu bëri yëkki nañu seen i kàddu ca biir réew ma di sàkku ñu dàkk élection yooyu wala sax ñu annulé ko ndax feebaru coronavirus bi nga xam ne tam tàmbali naan nuyoo ca Mali ak ñaari cas yoo xam ne fësaloon nañ leen fan yee waaye tam ñu ngi fàttaliku ne opposant bi di Soumaïla Cissé moom tamit ci jamono ji kenn xamul fa mu ne dañ ko enlevé ci bët gànnaaru Mali ci goxu Tumbuktu ba nga xam ne dimanche bee passé fa la nekkoon ci campagne électorale am garde du corps am sax ne jot nañ ko faat bu ngeen taxaloo ñu wendeek yéen ci li des ci xibaar yi. Actu Sport. ñu dalal Pape Mante Mboup salaamaaleykum. aleykum salaam Simon Pierre Faye. gaynde yu football yi ñoom desuñu ginnaaw indi nañu seen i wàll téeméeri million la ñu teg ci table bi ngir jàppale ko askan wi ñu xeex feebaru coronavirus ci biir réew mi. waaw comme ni nga ko waxee rek ak tolluwaay bi la jàngoro loolu tax na nag ba gaynde yi ñoom tamit desuñu ginnaaw ci xeex bii la jàngoro bu ñu sukkandikoo ci fédération sénégalaise bu football yi lay gaynde nag jot nañ dugal ci compte spécial bu force Covid 19 bi nga xam ne waa ministère de la santé ñoom ñoo ko teg lu tollook 25 millions ak lu tekk ci noonu sax ñu jàpp ne nag li jëm ci wàllum encadrement technique bi ñoom tamit jot nañ cee dugal 5 millions 700 ñi nag li membre fédération bi ak acteurs yi 18 millions 400 buñ koy xayma rek toll na ci téeméeri million ak lu tekk lépp rek ngir xeex bi la jàngoro bi nga xam ne waxtu wi moo ngi lëmbi àdduna teg si tamit teew bu baax a baax fii ci réewum Sénégal. ca Angleterre moom Sadio Mané ak waa Liverpool dañuy tiit ñu yemale fi saison bi ñu annulé ko Premier League. en tout cas bu ñu sukkandikoo ci The Atlantic di fësal ni boo moyul nag lu jëm ci wàllum championnat bu Angleterre jëm ñu suspendre ko ndaxte tamit tolluwaay waxtu wi boobu lii di Covid 19 foofu ci Angleterre moom moo ko waral
bu ñu seetloo sax ne ligue anglaise moom dafa prolongé nag lu jëm ci wàllum nag championnat bi ba jimmi jamono ndaxte tamit gis nañu ne jàngoro ji ba tey moo ngi fës foofu ci Angleterre ñu suspendre nag championnat amateur yi ba ci 7e division. bu ñu nag xoolee ci foofu ci Angleterre waxtu wi nag foogee fukk ak ñeenti équipe joxe nañ seen kàddu rek ngir ñu dakkal bi jëm ci wàllum championnat bi kon Angleterre nag kon ren kenn du xam kan moo jël bile championnat ñoom ñi la sax dañoo jàpp ne ñu si bëri nag nangu ñu jox titre bi kii di Liverpool sax di fàttali rek ne moom ñaari jongante rek bu ci amoon ndam dina nag mën a jël lu jëm ci wàllum titre bu Angleterre waaye nag ajuma dinañ amal ab waxtaan ngir xool yan pexe la ñuy teg rek ngir lu jëm ci championnat bu Angleterre di Premier League. championnat bu France Ligue 1 leer na ci bopp Noël Graye mi nga xam ne mooy président fédération du football ba ne ñu jeexal championnat bi ci fanweeri fan ci weeru juin moom loolu mënul ne. waaw yëkkati yooyu la kaddu la yëkkati nag ñi ki démb gannaaw bañ doon amal ab réunion jëmale nag ci club professionnel yu nekk foofu ci championnat bu France muy xam ne nag kii di président bu fédération bi di xam ne nag waxtu wi ngir ñu jeexal championnat bi 30 juin dina nekk lu jafe lool naam sax ne am na ay kaddu yu nag jip jàpp ne mën nañ ko tàmbaliwaat ni ki fukki fan ak ñett ci weeru mai ngeen ni jàpp ne ba ñetti fan ci weeru juin ñu si bëri nag dañoo gis ne championnat bi ngir nag mu jeex at mi dina jafe loolu bu ñu gis ne tamit foofu ca France jàngoro bi di coronavirus moo ngi fay gën a wëy kon na Simon Pierre Faye fii la ñu fas yéene ndax képp lu jëm ci wàllum tàggat yaram. jërëjëf Pape Mante Mboup ñu lay gërëm di la sant kon fii la ñuy yemale tam xibaar yi di leen fàttali li fi gën a fës njàkkare démb ca maison d'arrêt de correction bu Ziguinchor ne ñaari détenu ñoom la ñu njort ne ñoo amee feebaru coronavirus tax na ba ñu seppi leen ci kaso bi ber leen ci hôpital bu Ziguinchor déglu ngeen ci leeral yi nga xam ne Abdourahmane Diallo indi na ko ci ñuy xaarandi nag ndax amee nañ comme déet ñu mën ko dëggal wala bokk ñu mën ko weddi dalal xelu prisonnier ya ca ne ndax ne ña nga ca njàkkare liggéeykat yi ak jafe-jafe transport bi ñu am rawatina ci jamonoy état d'urgence ak couvre-feu bi ñu toll nii ay fan a ngi nii Y'en a marre ak syndicat yi wax